nee na il ne protégera personne mais dafa juum parce que mënoon na ne je ne protégerai personne sauf ma famille xam nga loolu au moins bu ko waxoon dana xaw a leer xam nga wax ji leerul xam nga boo nee rek je ne protégerai personne maanaam doomu aadama yi duñu comprendre mais daf leen bëggoon ne du protéger kenn ku dul Aliou Sall ak famille Faye Sall loolu la leen bëgg a wax quoi donc excuse ba jéggal leen ko ci ni ma ko mën a waxee erreur de communication boobu. tey nag mbokk yi waxtaan bu important la comme niñ leen koy defalee toujours donc bëgguma dévier déjà sur la cause importante li tax déjà ma ñëw ci Facebook bi tey donc jéggal leen ma tuuti waaw jéggal ma tuuti ma développé après ma jël la ci téléphone bi jël ma tuuti rek merci voilà donc tey li ñu taxoon jóg mooy vraiment ñu parce que xam nga wax nañu doomu aadama yi nekk ñun dafa am lu ñu tax a jóg defe naa léegi nii gis ngeen journaliste bu pertinent boobu au moins kenn ku normal xam na li ñuy def ñun au moins kenn ku normal ma répété waat benn journaliste bu pertinent te normal xam na ñun suñu liggéey parce que tey boo demee ci réew ba nga xam ne média bi yëpp benn nit moo leen jënd nga xam ne maanaam buntu yi nga xam ne moo war a ubbeeku pour partager xibaar yëpp benn nit bi dafa jël alalu réew mi jëndee ko ba lépp loo xam ne dafa doon responsabilité citoyen léegi citoyens yi doxatuñ ko maanaam journalistes yi defatuñ seen liggéey maanaam les corps qui sont indépendants au Sénégal kenn mënatul wax kenn mënatul def li nga xam ne moo ko war donc loolu moo tax ñun bu ñu gisee lu dul naka si noonu dañuy ñëw ci réseaux sociaux yi li gars yi di wax télé ci biir poche kenn moomu ko boo gisee lu la naqari ci sa réew wala nga gis lu bon loo xam ne sa réew mi ngi koy doxal te du naka si noonu da ngay génn nga dénoncer ko maanaam nga génn nga wax ko ñëpp dégg comme ça nga bàyyi responsabilité bi nag ci loxo citoyen yi ndax mënoo woo ñaar loxo kenn ne ko da ngeen di def lii wala da ngeen di def lële da nga leen di woon dëgg bi nga bàyyi leen ñoom ñu décider seen bopp. voilà donc ma dellusiwaat ci li nga xam ne moom mooy yaayu mbind mi tey li nga xam ne moom moo waral waxtaanu tey bi c'est un employé du consulat à New York Ousseynou Lo moom la ñu delloo Sénégal ci fan yi passé Ousseynou Lo nag liggéey na ci consulat bi fukki at ak benn donc ci fukki at ak benn yooyu liggéeyee na fa passeport après bi Macky Sall ñëwee ci nguur gi donc maanaam jële nañ ko ci passeport bi def ko chauffeur léegi maanaam ci nekkam chauffeur boobu Ousseynou Lo amoon fi accident Amérique amam accident boobu mu jëlee ci problème mu immigration donc problème mu immigration boobu Ousseynou Lo boobu ñu fas yéene ko ñu jàpp ko delloo ko Sénégal donc Ousseynou Lo boobu tey déjà boo leen lire titre li nga xam ne moom moo ñu tax a ñëw dañu bëgg a yëgal doomu sénégalais yi ne dañu bëgg a xam d'abord lan moo tax what is taking so long pour suñu consulat bi nekk Amérique génn automatiquement wala bind maanaam citoyens yi wax ak ñun wax ñu exactement lan moo dal doomu jàmbur boobu parce que man li ci sama xalaat bu gàtt ku munul am protection ci biir consulat Amérique donc déglu leen ma de Ousseynou Lo xam nga dégg ngeen li may wax xam ngeen fi may waxee waa ji Ousseynou la tudd sant Lo santul Ba santul Diallo santul yeneen sant yi nga xam ne maanaam ñoom la ñu jël tey jox leen consulat bi déglu leen li may wax on sacrifie les fils des Sénégalais pour les remplacer par des Toucouleurs loolu mooy réalité bi xam nga Sénégal dafa doon réew moo xam ne réew jàmm la nee nañ leen Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar Macky Sall ak ñooñoom
dafa am tricage yoo xam ne moom la ñuy doxal léegi ci entité sénégalaise yi xam ngeen li may wax ndax lii ba Dakar gis ngeen ko ndax gis ngeen ko barki Dembo Njaay bi patriote sénégalais boobu gaañoo lan la ñu def raidement kii jaata jéggal leen ma fàtt naa tur bi léegi bi loolu amee rapidement ñu jël benn tukkuleur delloo ko ci place am donc Ousseynou Lo léegi beneen tukkuleur moo nekk chauffeur bi aussi au consulat boo leen bëggee mën ngeen ñëw confirmer ko loolu man xam naa ko parce que le gars c'est un gars très sérieux un gars très respectable un gars que j'adore quelqu'un que j'adore ku jege sama xol nit ku baax mu nekk ci consulat jege sama xol ñu jàpp doomu jàmbur boobu delloo ko Sénégal consulat bi intervenirul benn yoon ñu bàyyi ñu jàpp doomu sénégalais bu doon liggéeyee ci consulat Amérique ñu delloo ko ndànk Sénégal kenn waxatu ci ñu defee ne dañuy jël loolu bale ko sous la table déedéet loolu xewatul de cela ne va jamais se reprendre dans notre naka laa ko mën a waxee ci société sénégalaise duñu mayati benn sénégalais benn doomu Sénégal duñu mayati ñu koy bundu xataal wala di ko indil ay jafe-jafe wala muy am ay problème déjà li ñu laaj première des choses bi ñu laaj nee nañu waxkatu dëgg warul taamu lii du tànn ceeb moi mon ami c'est le consul général je le connais personnellement dañuy laaj mu génn doomu sénégalais yaa ngi ngunu doomu sénégalais yaa ngi wax dañu laaj consul général mu génn automatiquement wax ci Ousseynou Lo ndax lu tolloog doomu aadama manu leen ko yor mu leen di liggéeyal mu am problème ci seen liggéeyu kaay ñu delloo ko Sénégal maanaam yàq àddinaam laa mën a wax parce que kooku fii la xam Ousseynou Lo fii la newoon di teral njabootam léegi waa ji déjà pour intégrer rek ci société sénégalaise bi problème bu mag lay doon pour moom donc déjà li ñu bëgg a xam mooy ndax yéen ci consulat bi da ngeen di jël ay nit illégalement parce que déjà ci société américaine booy jël nit liggéey xam nañ ne diplomate yi ñu bari Sénégal la ñu jógee d'accord xam nañu ñeneen ñu bari yu fi nekk aussi ils sont embauchés ngeen dañu am kiiwu diplomate statut diplomate mais dañu bëgg a xam Ousseynou Lo ci ban condition ngeen ko jëlee liggéey parce que déjà bu fekkee da nga jël nit ci liggéey normal muy def li nga xam ne moom moo ko war buñ ko jàppee sax bu amee sax ay situation ces situations peuvent se décanter mën nañ leen régler normalement mais lan moo war a tax Ousseynou Lo boobu ñu jàpp ko fii ci consulat bi parce que ñun ñu ngi fay gis ay kanam yu bees chaque jour man léegi bu ma demee ci consulat bi kenn xàmmeetu ko consulat bi bu yeboo rek nga tuddee ko Matam boo demee ci consulat bi ay xaal pulaar rek nga fay fekk xaw naa doy waar de am na lu doy waar de am na lu jar a laaj de am na lu jar a xool ñun suñu consulat bi tey boo fa demee sax tukkuleur lañ lay lakk langue nationale bi sax dañ ko bëgg a changer au lieu de français ñu fay lakk tukkuleur xam nga nee nañ la lii raam ci ñaay ba la jëm nañu waxante dëgg xam nga bu ma waxee ñu bari duñu comprendre dañuy defe ne voilà pourquoi il parle des tukkuleur pourquoi muy def lii déedéet ñun waxuñu ci tukkuleur yu baax yi waxuñu ci tukkuleur yi am ngor yi ba léegi waxuñu ñooñu de dañu ne consulat yi léegi maanaam li fa xew jéggi na dayoo dafa jara laaj bëgg nañu xam dañu interpeller directement nag consul général mu génn parce que moom moo responsable consul bi mu génn mu wax ak doomu sénégalais yi wax ñu lan moo xew lan moo dal Ousseynou Lo parce que li dal Ousseynou Lo lu ko pire moo fi daloon Assane Diouf biñ koy wax kenn nangu ñoo déglu lu ko pire moo fi dal yeneen doomu sénégalais yoo xam ne léegi dañ leen di delloo par décret dañ leen di delloo Sénégal sans interpeller gis nañ ko mais ñooñu ñépp nag dégguñu kenn ku génn wax ci dara lu tolloog ay doomu aadama la ñuy jël
di leen foqati fii di leen jël ci seeni kaw ay famille di leen yóbbu dem sànni leen Sénégal bu ñu yeggee Macky Sall ne leen jox leen 10 000 francs CFA ne leen am bon entendeur salut te attention leneen loo leen xamul gouvernement américain bépp nit bu ñu déporté dañuy fay dafa am benn somme boo xam ne moom la ñuy maanaam baaxee gouvernement wu Sénégal day jël xaalis boobu luubal ko ba pare jël 10 000 francs CFA xaw ma 20 000 ngeen jéggal ma jébbale ko doomu sénégalais yooyu bàyyi ñu dem c'est important ñu toog ñu bàyyi xel ci lii xew ci suñu société yi parce que Ousseynou Lo du ñu bàyyi wax ji de wax ji dina continuer 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 ba mu leer parce que nous on n'est pas là pour une personne ñun maanaam mbooloom Sénégal bi lañ fi nekkal mbooloom citoyen sénégalais yi lañ fi nekkal donc dëgg bi bu ñëwee bu dee suñu kër la bàyyeekoo sax dañ koy wax bu dee man maa toor sax dama koy jël ma teg ko sur la table kenn amul immunité bu ñëwee ci réseaux sociaux yi kenn amu ci statut diplomatique réseaux sociaux yi bépp doomu aadama bu def lu dul naka si noonu dañ la ci interpeller dañ lay laaj dañu bëgg ngeen wax ñu lan moo nekk di xew ci doomu sénégalais yi loolu la ñu bëgg ngeen wax ñu lu xew ci doomu sénégalais yi parce que loolu lu ñu ñor la dañu bëgg ngeen interpeller ñu lan moo nekk di xew ci société sénégalaise bi parce que de Sénégal doxul de te léegi diaspora baa ngi jaxasoo mooy sama classe gi wax ak ñeneen ñi nga xam ne bëgguñu Macky Sall gaa yaa ngi leen di sàkkal pexe ñu ngi leen di attaqué ñu ngi leen di boole ñu ngi leen di indil ay jafe-jafe léegi ay woote immigration sax jaay doomu sénégalais yi gaa yaa ngi ci ñu ngi leen di accuser ay terroriste gisoon nañ ko fi ci Assane Diouf Ousseynou Lo kenn accusé wu ko dara doomu jàmbur boobu deful dara waa jooju waa ji jàpp nañ ko parce que dafa am accident ak auto consulat auto diplomate la amee accident New Jersey waa ji gars yi jël affaire bi nëppal ko indil ko fi benn affaire u jafe-jafe ñu bëgg a jël affaire yi teg ko ci kaw immigration jël nañu doomu jàmbur boo xam ne écoutez-moi quelqu'un qui travaille au consulat kooku xanaa war nañu au moins am critères yu légal yoo xam ne mi ngi fay liggéeyee ba kenn du ko jàpp di ko delloo man mësuma dégg doomu aadama bu ñu jàpp ci consulat bu légal di ko delloo loolu man sama nopp gulet maa ngi koy soog a dégg doomu aadama buy liggéey normalement ci consulat ñu jàpp ko di ko def ay balekatu néeg léegi le gars il était au bureau de passeport avant léegi ñu jàpp ko di ko def ay balekat maanaam dénigration bu ne daal teg nañ ko doomu aadama boobu loolu yëpp doyu leen jël nañu doomu aadama boobu sakkal nañ ko pexe delloo nañ ko Sénégal non seulement gouvernement Sénégal dañ ko war a taxaw dédommager ko jox ko dundu kooku déjà dañ ko war a retrait dañ ko war a fay retraite parce que wax dëgg yàlla consulat bi la doon liggéeyal fukki at ak benn ba lii ko ci fekk ko ci donc vraiment yaakaar naa ne consulat bi war na koo wallu de balaa may sori nag dinaa ci woo suñu beneen sœur boo xam ne vraiment moom moo njëkk indi cas bi ci sama attention ma dem nag ma gistu ko man ci sama bopp ma fekk ne la may wax yëpp ay réalité la non seulement mais waa ji ndeysaan sama xarit bu baax bi la Ousseynou Lo moom la ñu fexe nii ba delloo ko Sénégal mu nekk ci ay jafe-jafe léegi xaar leen ma woo Soxna Khady c'est une patriote boo xam ne vraiment ñun tamit mooy suñu sœur di suñu am di jàmm di koo xam ne dañuy liggéeyandoo ak moom ci diaspora bi pour xeex injustice bi elle est aussi la marraine de 1 million marche for Sénégal ici aux États-Unis donc xaar leen ma dugal Soxna Khady mu développer ñu ci situation Ousseynou Lo voilà merci jéggal leen ma une seconde ma dugal ko mu may ñu ci waa gars yi
ngeen jéggal ma urgence moo ko waral tey dama nekk ci benn véhicule bu différent voilà donc je ne suis pas bien équipé pour tout faire mais defe naa dinañ ko dégg soxna Khady ñu ngi lay nuyu. Ousmane maa ngi leen di fay. voilà donc ci waxtaanu frère Ousseynou Lo la ñu newoon nii donc ñu bëgg rek vraiment nga améliorer nga jàppale ñu ci nga am yu bari yoo xam ne dag ñu ko leeral maanaam ci aussi loo yaakaar ne loolu la gouvernement sénégalais war a def ak lan la consulat bi fii tamit war a def pour doomu sénégalais yépp xam li xew li dal Ousseynou Lo. jërëjëf Ousmane maa ngi wax auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim laa hawla wala quwwata illa billahi macha allah laa quwwata illa billahi Ousmane maa ngi lay nuyu. bismillah. di nuyu sa followers yëpp. di nuyu waa 1 million marche. ndax liggéey bu am solo bi nga xam ne nii moom ngeen di def da nga bokk ci initiateurs yi. di ñaan yàlla tam bésu tey bii mu musal ñu. bépp musiba ak balaa. dëgg la. boo xam ne suñu borom dina ko wàccee. dëgg la musal ci bépp jullit. musal ci suñu njaboot ak njabootu bopp jullit ak ku ñu bokkal yéen ak ñaan ak ku ñu bokkal réew mi. ndax suñu borom mooy wàcce ay mbiram te ñëpp ay jaamam lañ. te dëkk bi ñu dëkkee ni mu bindoo. dañ ko bokk ak suñu yeneen i mbokk kon yàlla na yàlla wàcce yërmandeem ci njabootam yi yëpp ci àddina bi musal ñu ci musiba ak balaa bi jaayi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. kon ñu xanaa rek ñu ñëw ci question bi ma laaj. muy lu am solo. dëgg la. dal ci xale bu am yar. bu am teggin comme ni ma ko waxee woon ku ma xam nag man. maanaam ni ma xamee papaam sax waajuram xamewuma ko moom. muy nit koo xam ne nii def na fukki at ak benn ci consulat général bu Sénégal aux États-Unis d'Amérique. waaye nag. ñu am ci jàngat yu ñu war a def ak taxaw seetlu. parce que bu fekkente ni nii. consulat bu Sénégal wala ambassade yi fi nekk. jóge ci suñu réew. dañuy recruter. bu ñuy recruter dañu war a recruter suivant normes yi maanaam charte yi réew moomu tënk. dëgg la. ci la ñu war a jëlee nit ku liggéey. bu fekkente ni moom mu ngi fi ñëw ci temps wu PDS. ñu jël ko muy liggéey. bu fekkente ni tënkuwuñu ci charte yi nga xam ne ci la ñu waroon tënku. bu gouvernement bu bees bi nga xamante ni yaakaar lañ ci amoon. ba tax ñu changé bi fi nekkoon. suñu ñëwee ñoom war nañoo càmbaraat. bépp employé bu nekk ci consulat général bu Sénégal. te muy dëgg. parce que loolu mooy foofu problème bi. bu fekkente ni ñoom càmbaruñ ko dañoo def continuité ci li nga xam ne moo fi amoon. kon ñoom ak ñi fi jóge benn lañ. dëgg la. wax nañ ni wax na ni moom ci lim doon liggéey ci consulat bu Sénégal. 40% yi rek la doon liggéey ci li jëm ci consul bu Sénégal. waaye 60% yëpp daf ko doon liggéey pour la femme du consul. et ses enfants. nee na ba bi accident bi am. ci course consul la nekkoon parce que consul moo dëkk New Jersey ak njabootam. kon kooku. consulat général bu Sénégal. waroon na càmbar ndax kii am na kayit gu ko permettre mu tawal. fii ci Amérique wala amu ko. wala am na kayit yu ko permettre mu liggéey ci consulat bi wala amu ko. bu fekkente ni nag dafa am problème ak consul. loolu ñoom waroon nañ ko seet seen biir. consul bëgg nañu dégg. waxam. ndaxte moom li mu wax mooy bi nga xamee ni nettoyé na consulat bi. bi mu nettoyé bi mu laajee consul fan laay teg lii ma nettoyé daf ko teg ko ci always. bu ko tegee ci always bi. am na keneen ku koy jël du ko tuur. kon bu fekkee ne keneen kooku jël na li mu nettoyé tuur ko. mu am ci ay identification nit. loolu du fotom moom. dëgg la. loolu kon foto consul bi kon ñu teg ko ci always bi. fotom la ak ka ko jël sànni ko.
parce que moom nee na laaj na consul fu ma koy teg mënu ko teg ko ci consul bi. kon boo amee entendement loolu moo indi différence ci digganteem ak consul général. léegi ñu mise à pied ko. mais terewul ci biir mise à pied bi. moom mooy jëli doomi consul mooy indi. parce que boo mise à pied nit dafay arrêté lépp. dëgg la. mais bi muy def accident bi ci service consul la nekk kon lépp lu mënoon nekk seen diggante même bu fekkee ni avant mise à pied la accident bi amoon. moi je crois que li doon devoir consul dégguñu nag consul mu wax nañ ko ni ko bëgg nañ ko déglu. yow ne woon nga di nga fa dem démb xaw ma ndax dem nga fa mais bëgg nañ déglu version. j'ai pas eu la chance d'y aller maa ngi nii si 116 bi nii. waaw loolu laa fas yéene def voilà. bu fekkente ni moom consul général. moom moo ko yónni woon. New Jersey mu am fa accident. moi je crois que consul waroon na ci def lu mu mën parce que képp kuy liggéey ci gouvernement Sénégal. wala nga nekk dans la diplomatie. booy ñëw ci dëkk bi wala même buñ la recruter fii ci biir da nga am humilité diplomatique boo xam ne moo lay couvrir. yaakaaruma ni am nañu droit jël koo xamante ni nii amul këyit. même boo amul këyit parce que Sénégal yiy jógee au ministère des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur bi ñëw di liggéey si. du ñu am këyit. mais dañu am humilité boo xamante ne ni bu ñu ñëwee. dafa am benn social sécurité bu ñu leen di jox. moom lañ leen di enregistré ci la ñu liggéey. parce que man mën naa la jox exemple bi parce que bi muy jëkk a dugg ci dëkk bi. humilité diplomatique laa fi dégg parce que passeport diplomatique laa yoroon. waaw donc xam nañ bu baax situation bi naka lay demee. bu fekkente ne nii loolu am na consul général ci boppam. bu fekkente ni lii ñu ko expliqué la am na joxul benn explication. am na une faute administrative très grave. ñun nag Ousmane waxuñu anglais. ndax bëgguñu ci meleñ. waa dëkk bi olof la ñuy wax. situation bii. c'est une situation boo xam ni. war nañ ko gérer. parce que nit ki. mënoo ko mise à pied boo ko mise à pied da nga ko war a fay. salaire am. mënoo ko mise à pied. ñu refoulé ko. immigration téye ko nga di ko fay benn weeru salaire. ba pare lan moo tax. ñoom au niveau du consulat général. ñuy nëppal affaire bi di ko nëpp di bañ génn. qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui s'est passé. lan moo xew. waa ji wax nañ ni du APR. kon lu gën a tax ñu patamee ko signé ay kii parce que amul waxuma sax ngay liggéey ci consulat général bu Sénégal. mais amul benn Sénégalais bu mën a génn dëkk bi fii. te du consulat général bu Sénégal ñoo signé dëkk yi génn. bu fi génn daf leen a neex. ñun am nañ ci ay exemple amul 1 mois. ñoo xam ne dañu dem Washington du ni leen ñun xamuñu leen. mais bi ñu ñëwee ci consulat bi dañu joxe téyit. fii nag kenn deful kenn dara. lu waay def sa bopp nga wax def Ousmane. koo xam ne du mu ñëw tàggu la. dëgg la xamoo nu ndeyam ak baayam def ba mu am visa. ñëw na di daan seen doole. dox na ba jamono boole leen. wala dox na ba politique boole leen. kooku boo fexee ci sa sago. ak sa xel. ak sa xalaat. ak sa camp boo far. fexe ba delloowaat ko te xamoo ci benn situation la def kooku sa diggante ak yàlla la. loolu du ñun ñoo ciy nekk di ko wax. mais am na loo xam fii Sénégalais yaa ngi koy wax ñu ngi koy bàyyi wala ñu koy xuumtoo yow mi koy wax boo ko waxee ci kaw ñu def la noonu c'est pas normal. parce que kii xale la. am tout un avenir devant lui. yor njabootam bañ na ba dëkkul New York City. tellement qu'il est calme. di liggéey pendant 11 ans. lan moo tax consulat général bu Sénégal à New York. accepter une personne qui travaille pendant 11 ans. te situation réglé wul. ñaata lañu kon ci consulat bi ñu mel noonu. te mbindaan mi nga xam ne dañ ko jëlee Sénégal mu ñëw di liggéey. fii humilité diplomatique couvrir ko. te moom mu doon nit ku jàng yor ay diplôme xam nga parce que bokku leen xaar. yow moi je crois que mbiru consulat bi la l'argent du contribuable di fay. mais pas la famille du consul defe naa ni
contribuable sénégalais moo koy gàtt. moi je crois que y a beaucoup de choses yoo xamante ne nii war nañ ko wax. war nañ ci xalaat war nañ ci waxtaan. yow wax nga ne di nga dem ci consul pour laaj ko. am na war nañu jox moom version. parce que ñun ñëpp ay sénégalais lañu. te gis nga affaire bi buñ ko tuddee ba mu tëj. gouvernement américain bi dina ci am wàll te bu boobaa du baax pour le Sénégal. kii catastrophe lay doon pour le Sénégal. parce que c'est pas normal te fii kii duñ ko bàyyi ñu bafoué ay droit yóbbu ko taxañee ko mel ni ku yor dof liggéeyloo ko 11 ans ci consulat bu Sénégal. jël xëy suba bàyyi immigration jël ko kenn ouvrir ko. ñu koy nëbb jël ko taxañee ko delloo ko mbokkam ak benn mois de salaire bi ci ko xool non loolu dafa yomb. loolu dafa yomb Ousmane et puis kenn du ko nangu injustice man bëgguma ko ànduma cee kenn. ànduma cee kenn. nit ki nag dafa am lu muy seet am lu muy xalaat soo leen tuddee nag wala nga am la wax ñuy jax-jaxe xoolal nañ jeex lu leen neex xam nga lu tax wa kaafa billahi shahidan dama wax ni macha allah buñ la tegee tuuma nangul seede yàlla moo gën bu nit macha allah nañu yàlla seede loo xamante ne nii kenn du ko mën a dindi ndax suñu borom ku mu seede moo gën ndax amul kuy dox ci kaw suuf te amoon noonu. dëgg la. soo xoolee li ñu teg leader yi fi nekk. dëgg la. xool ni ñuy demee mais dictateur bi nekk Sénégal mënuñu ko indi fii di ko teg Sénégalais ah. soo àndee ak le président loo bëgg am ko. dëgg la soo àndul ak moom. doo am dara. soo waxee ñu dugg ci réseaux sociaux yi la saaga ça doit arrêter fii États-Unis la. dëgg la man concernant fii ñi ñuy saaga. ñu nekk daan fekk c'est-à-dire saaga nga ma je t'enregistre. yóbbu ko ci bureau Anthony général. ñu interprété ko en anglais. je te porte plainte ñu dem tribunal. tout simplement. man Sénégal nga may saaga may fekk c'est-à-dire mais fii. wax ma loo ma war ta wax. ma enregistré la. yóbbu ko ci bureau avocat général bi. ñu def ko en anglais. ñu jël sa voix. interprété li nga wax ñu dem cour man ak yow loo am ba jël lu ma am ba jël. man fii aux États-Unis du ma nangu kenn di ma wax loo ma war la wax wala ngay ñëw di ma indil benn problème fii ci dëkku yoon laa nekk c'est-à-dire nit ñi ñoo war a xam seeni droit fii politique bii politique Sénégal bokkul ak politique bii ñu ngi wër Ousmane Tounkara ñu ngi dem di seet casier judiciaire lan moo tax dal dama léegi balaa muy tardé bureau du procureur tout de suite nga dajale kaset yëpp yi nga am nga yóbbu jox leen parce que fii dëkku yoon la. dëgg la. man je les attends au tournant man xoolal ci seen président laa jógee bu ma fi war a wax loo war a wax bureau procureur laa jóg. dëgg la. xanaa nga bañ a tudd sama tur. boo tudd sama tur nag tudd ma nu la neex yu ma fuut mais xadi laa tudd sant Gueye sama baay daf ma jox tur jox ma sant. donc y a des choses qui se passent dans ce pays c'est la dictature bi nga xam ni moo nekk au Sénégal moom la ñu bëgg fii indi ci consulat yi dans la diaspora. déjà ñu ngi bëgg a def suñu carte jotuñu ko. dëgg la. ñu ngi bëgg a voté jotuñu ko. ñu ngi wax ci fichier bi dégg nga li nga xamante ni moom la ambassade bu États-Unis ak bu France wax nañ ni fichier yi numéro vert bi boo ko woowee doo ko jot. wax nañ ni site internet bi ñu ubbi boo ci duggee dara newu ci. wax nañ ni 2% du fichier n'est pas fiable. alors yow yaa ngi laaj 0,8% pour parrainer moom nga laaj ci parrainage bi. or que fichier bi 2% baaxul. loolu xam nga ñaata nit la et puis y a 1 million de personnes ci fichier bi jot a génn nee na ñu dee nañ waaye yàlla mën a rey diggante bi ñu bëggee léegi defar parrainage bi léegi 1 million de personnes dee na sax raconte Sénégal jeex na xam nga lan la il est temps que nit ñi utiliser seen xel utiliser seen xel yi une fois de plus ci ñu def Ousseynou Lo c'est pas du tout normal jaay doole la c'est pas parce que yow yaa fi nekk ñu teg la fi koo jotee nga wan ko ne ko man mii maay pour di bëgg yàlla bu defoon noonu du sotti ndax suba suñu kayee toon yàlla junni yoon suba suñu kayee ñu ngi ci lu na xar yàlla
te moom li mu wax c'est très clair nee na ci liggéey bi nga xam ni moom lay def ci consulat bi am 40% yi rek moo ci liggéeyu consulat général li ci def yëpp c'est pour le consul sa femme et ses enfants ça c'est clair borom moo ko wax ci gémmiñam ñu waxu maintenant balaa ñuy def di def benn report à qui de droit le consul war na tontu ci problème bii parce que problème bi ñu ngi ciy wax depuis qu'il refuse de parler te duñu yóbbu ko donc bu fekkee ni dem nga fa tey nañu wax sa version parce que affaire bi kenn du ko bàyyi nii kenn du liggéey 11 ans aux États-Unis d'Amérique ñu lay fay sa salaire carte Sénégal lay jóge ñu koy dàq la sans droit te defoo dara parce que bale nañu sànni nañu ay carte d'identité sànni nañu lan loolu comme yoonam nekku ci laaj na fan laay teg mbalit bi ñu ne ko teg ko ci hallway bi teg na ko ci couloir bi kay sànni mbalit mi moo ko sànni su dee am na leneen lu ñu jote bokk wala dafa am leneen lu nekk seen diggante da ko consul général wax ñun ñu xam lan la mais actuellement benn wax la ñu am bi jóge ci ndeyu mbilli gi li mu wax c'est clair léegi nag xeex moo ubbeeku xeex bi nag mënuñu ko xeex mu yem ci Sénégal mënul nekk il faut ñu impliquer ci autorité américaine yi parce que bu fekkee ni ñoom dañuy indi ay nit fii wutaluñu leen këyit yu ñu mën a liggéeyee indi leen ñuy liggéey ci statut Sénégal reconnaître wuñu leen enregistré wuñu leen fii parce que bu ñu leen enregistré woon fii kenn du ko dipot mën nañ ko sanctionné parce que yoru permis mën nañ ko sanctionné xëy na licence am yàqu na wala dara. non dañu war a woo dañuy woo département du travail mooy Labour Department. waaw man jëloon naa décision boobu pour ne leen léegi ñu forcer consulat bi ñu joxe maanaam critère maanaam ñëpp ñi fay liggéey pour ñu mën a xam parce que bu fekkee léegi ñun. loolu laa la wax ni Ousmane je ne te coupe pas la parole pardon. voilà dama wax ni consul général. dafa am droit de réponse. dëgg la. xam nga ñun ñëpp sénégalais lañu. dëgg la xam nañu fi ñuy jaar pour dem lijjanti lii. man fii ma toog nii maa ngi 10 camp yoo xam ne nii ci patron Labour Department ku may bu ma la gisee léegi nga ko payé ko wala ma teg sa loxo. dëgg la. waaye du noonu dama ni. nañu laaj consul qu'est-ce qui s'est passé mu jox ñu version. voilà à partir des 2 versions dinañ xam fan la ñu war a teg suñu tànk. loolu mooy dëgg moo tax ma ne la ci njëlbéen wax gi làkkuñu anglais waxuñu leneen olof la ñuy wax. olof bi ñuy wax donc ci ñun la yam ak ñun waa dëkk bi ak ñun ñu am lu ñu naxari. léegi nag bu consul tegul lu leer ci suñu kanam problème bi dina nekk entre le gouvernement bu Sénégal ak gouvernement bu États-Unis te problème bi problème fédéral lay doon donc loolu la ñu wax. non c'est un crime balaa ñuy egg foofu. na consul joxe version. ñu dëppale version parce que benn version la ñu am bi di wax. dégguñu nag kenn ku nekk ci consulat bi koo xam ni wax na ci waaye daal li ma la mën a wax te dina ko waxaat te dina ko duñ ci wax fàtte nga duñ ci wax. wax waa 1 million marche mooy àq baaxul tooj baaxul. c'est pas parce que yow jubóo ma ak yow je dois te sacrifier sa famille sacrifier sa addina. parce que lii. xam nga ay àq la yoo xam ne bu dalee du baax. xam nga lan moo gën a doy waar. defe naa comme niñ koy waxee suñu spectateurs yi ñi ñuy waxal yëpp léegi ñoom xam nañu déjà man ban relation laa am ak consul. te relation suukar ak lem la parce que nañu waxante dëgg nit ku la may jabar mënoo koo def ennemi ndax maag sama jabar tey la ñu gën a neexoo. mais man ñun dëgg la ñuy doxal xam nga nee nañu dëgg amul dëkkuwaay. suñu waxee sa dëgg nga bañ ko rek dafa fekk nga nekk ci ay fen. mais sinon dëgg moom bépp nitu dëgg bëgg nga koo dégg. man nag sama waxu démb mooy sama waxu tey. 15 millions de sénégalais yi ñoo ma gën a ñor benn doomu aadama boo ma ne woon tànnal consul wala nga tànn 15 millions de sénégalais yi dinaa tànn 15 millions de sénégalais yi 150 000 fois balaa may xalaata tànn consul benn yoon te sama xarit la. waaye ñu ngi koy laajaat encore comme lii waxu public la on parle d'un sénégalais de la diaspora te ñun ñëpp dañu nekk ci sénégalais yi nga xam ne dañoo nekk ci diaspora bi
comme niñ ko laaje woon ci Assane Diouf bëgg nañu mu génn mu leeral bii duñ ko balee sous le tapis lii nag buñ ci waxul dina doon scandale bi gën a rëy ci scandale yi fan yii passé rek demoon naa fi Atlanta j'ai eu am ay wax yu bari yoo xam ne dama ko demoon def ak CNN foofu am ay complaindre yoo xam ne yooyu la ñu demoon def mais on va pas s'arrêter ici comme ni nga ko waxee soxna Khady dinañ leen topp nag ci côté yi yëpp parce que dañu bëgg tout simplement doomu aadama buñ la jëlee liggéey dénk la xaalisu jox la xaalisu contribuable di la ci fay donc am nga pour contribuable boobu bu ñu amee question nga jàkkaarloo ak ñoom nga tontu ko loolu mooy réalité bi suñu réalité ñun mooy lii waral effectivement soxna Khady 1 million juddu mooy injustice yi di dox yëpp parce que dañu dem ba à un moment donné président boo xam ne day ñëw ne leen Sénégal bi may doxal dama koy doxal vertueuse sombre et vertueuse mooy Aliou Sall yor kopparu dëkk bi yëpp te kenn ñemewu koo tudd ku tudd ñu ne la noppi leen bu leen wax ci pétrole bi bu leen wax ci or bi xamu leen ci dara maanaam Macky Sall rek moo xam lépp moom moo man lépp moom mooy kilifa àdduna bi moom mooy yonent yi moom mooy roi yi moom mooy kone tout xam nga moom Macky Sall bu fàttewul ne ci ay at yu ndaw ci ginnaaw te man du ma seetaan théâtre Sénégal am na théâtre bu tuddoon Badou Man lépp donc Macky Sall il n'a qu'à s'appeler Badou Man lépp na tuddee boppam Macky Man lépp parce que à un moment donné da ngay daal di niroo nit ku amul xel boo nekkee ci doomu aadama yi di jël alalu sénégalais yi di ko luubal di ñu fen di ñu bundu xataal nga toog nga daan sénégalais yi bu leen wax dara bu ñu wax dara mu ne ku wax dañ lay jàpp ki ñu war a jàpp mi ngi noonu tur bi dama koy fàtte toujours soxna Khady xëy na nga baaxee ñu ko Moustapha Cissé Lo kilifa gu ñàkk teggin googu di génn ci réseaux sociaux yi di saaga ñëpp te ma defe ne président nee na dafa indi ay alkaati yoo xam ne dañuy xool mbir mi xanaa moom bi ñuy indi mbir mi fàtte na doomu tukuleur bi mu fi joxoon passeport diplomatique bi yóbbu ko Europe ki génnoon yor kartam ne xaw ma daf koy nangam ci wolof yeeg yeneen race yi di wax ci ñeneen ñi xam nga foutage bi am Sénégal comme niñ leen koy waxee mbéjum kanam borom moo ko mën a fajal boppam nee naa doomu sénégalais yi newuñu leen ngeen joindre 1 million marche pour def kenn président 1 million marche sénégalais yi ñoo ko moom ñun ñëpp ñoo ko bokk 1 million marche dafa jóg tout simplement pour génnee sénégalais yi ci ay jafe-jafe c'est 1 million de sénégalais dans les rues pour dire non à l'injustice pour dire non à la corruption pour dire non à la criminalité du président Macky Sall criminel la yéen xam ngeen ne Sénégal tey gouvernement Sénégal dafa mel ni ngay tëgg yaataa yombe dafa mel ni rek nga ñëw nga ne jigéen ñi nañu tëdd groupe léegi kuy ñëw bu la neexee maanaam bul tàggu sa jëkkër ñëw leen def lu leen neex gouvernement Sénégal moo gën a yées loolu donc am na loo xam ne soxna Khady bu ma fi toogee di ko interpeller damay bañ ma jéggi tali sax parce que Macky Sall booy wax ci moom da ngay dem ba sa tension monté ba nga wax loo warta wax. xam nga Ousmane. waaw. Macky bi mu dóoree yéeg. waaw. ma xool ko. gis doxalinam boobu mu ngi door a falu. bi muy def discours am ma xool ko xool ni muy waxee xool daal seen discours ni mu ko jëlee. ma ni benn ku amoon doole ci parti socialiste nekk na ministre à plusieurs reprises ma fekk ko biir palais. ma ni ko est-ce que xam nga ni sa waa ji il sera le premier président à avoir un mandat ci première année Macky laa la wax de. waaw deuxième année bi. waaw. mu daal di fipp ni ma du ko doon dara dañuy toog deuxième mandat ba mu neex ma ne ko waaw àddinaa ngi suñu kanam waaye tey jox na ma raison càmmiñam ba àndoon ak moom te génn jox nañ ma raison. ndaxte wax naa leen ni kii c'est un dictateur yéen xàmmeewu leen nit. ma ne leen dictateur yi nii nag Sénégal yi door a am président boo xam ne dina ko doy sëkk mbubb ak tubay ak caay ak mbaxana. ñu ne ma foo ko teg man leen baax na bisimilah. nañ ubbi kii vivra ma ne ko verra ban genre président la ñu am
yow di ngay wax lii boo ko tegoon naa nga bañ a déedéet yéen topp leen discours yi rek yéen topp leen discours yi rek yéen topp leen di ko seet déjà yow sa femme ni muy doxale rek espèce kii boobu mu yor xaalis bu bari boobu servir la Sénégal jàpp ay doomi jàmbur yoo xamul ci première année ba jongal dajale mbuñu koy joxoo kenn mbuñu ko mu doon ndeyam nga xam ni loolu am na ci ay gàllaaj yoo xam ne mag yi daan nañ ko garder ba borom màgget ba am njabootam nga xam ni feebar bu ko defee sax biiram bu mettee boo ko nee toq ci kaasu ndox boo ko naanee biir dootu ko gisati gisuñu dara ma ni leen yéen ñii àddinaa ngi nii de man de lii mosuma ko gis ma juddoo ba léegi donc dama wax ni Sénégal actuellement ñi nekk ci biti ñoo mën a fipp wax Sénégal moom dafa ne kenn du yëngu li ñuy def nañ ko ci lac de guerre bi Kër Mousse paj nañ ko ba sonn dugal lu nekk ci biir ba amatul kenn ku mën a yëngu donc ñi nga xam ne ñoo nekk à l'extérieur dand leen lekkuñu fa naanuñu ci robinet yu lekkuñu naanuñu ñooñu ñoo mën a fipp moo tax 1 million marche bii lu am solo la te ay xale rek ñoo ci nekk mag ñi ngeen jël ñu leen xelal def leen ay bàjjen ak yooyu man de wax dëgg neex yàlla bàjjen bii ma am fii ci États-Unis d'Amérique dama ko jàpp ak fukki loxo parce que man injustice rek laay bañ man mutuma dara ci politique man bu reer doyee reeri daal di doy man Abdou Diouf lu ma mës a defal décret présidentiel moo ko cautionné waaye dama bëggul injustice musuma defit politique politicienne nit ñi nag booy wax dëgg di dox ci dëgg ba ci biir association des Sénégalais d'Amérique bii dañuy seet lu ñu la ci dégoûté ay ñàkk fayda lañ lay gi cotiser woog nangam te ñoom ñu nekk di def ñu kenn xamul lan la loolu moo topp Sénégalais en général donc am na loo xamante ni nii jeunesse bi nga xam ne nii ñoom ñooy yaakaari réew mi suba ñoo ko mën a faj benn mag mënu koo faj parce que mag mu dem ba dooleem jeex sentir ni doole may jeex su waxee ñu toroxal ko wala ñu dugal ko ci kaso bi kooku mën ta xeex dara waaye ay doomu ma gis peut-être mën nañoo taxaw jomm kon Sénégal li ngeen wax ñoo ko moom c'est un peuple un but et une foi ñoo bokk réew mi benn rek la waaye ñoo bokk benn gis-gis ñoo bokk it benn ngëm-ngëm kon loolu xale yi tey ñoo ci war a taxaw ak bu bañ dëgër doxe ko waxe ko parce que lii ngeen def yéen waa 1 million marche jël seen alal jël seen doole jël seen saal def li ngeen di def ci fulla ak fayda amee lu leen kenn benn bor loolu leen kenn benn dërëm oote de plus de 1 million de t-shirt 1 million de t-shirt à 1000 francs égale 1 milliard donc loolu nit ñu déterminé ñoo koy def donc ay xale ngeen su ngeen neexoon xam ni yéen wutawu leen Sénégal dara muy yow di Mamadou Fadal ak ñeneen ñu mel ni yéen liggéey ngeen lu leen mën a suturaal ba suturaal say doom parce que fii ku fi ne di liggéey yàlla suñu borom may dina la may sutura soo xam ne di ci mën a tedd yàq sa njaboot waaye yéen diru leen li ngeen yor rek yamale ko ci seen njaboot xalaat seen njaboot comme nos leaders d'aujourd'hui ndax Sénégal la fa am depuis l'indépendance mooy ñii gouverner ñoom la seen doom wëlbatiku di ñu gouverner jusqu'à quand te Sénégal xeet yëpp nga fa xam-xam ni yëpp dajaloo nga fa xoolal hôpitaux yi docteur yoo xam ni kenn mënu leen la ñu am ci faj mais amuñu moyen pour dem xoolal xale yi xoolal série S bi ñu indi léegi ci bac bi ay xale yu jigéen ñoo ci nekk di ci njàng mu am solo di ci développé loo xam ne def loo xam ne ci technique kenn mën la ko wax mais fan la ñuy wonee seen xarañte li ñu am ci xam-xam fan lañ koy développé mais réew nag ay doomam ñoo koy développé kon doom yi nga xam ne ñoo koy war a développé rawatina la jeunesse yéenay takku ba li ngeen bëgg ci réew mi ngeen am ko doomi baad wala doomi buur ja parce que nag depuis l'indépendance 1960 ou 48 ba léegi ñuy jël li nga xam ne nii mooy l'argent du contribuable Sénégal fi mënoon ci Afrique léegi ñëpp romb nañ Sénégal kenn dafa ko nawle ganu ko doon sax président Abdoulaye Wade bi mu ñëwee tuuti defar xàll àll bi ñu tabax ay xoola rek ci biir dëkk bi ay Nord Foire ak Ouest Foire kenn mës ko xalaat kenn mu tabax def ay autoroute ainsi de suite projet
ku ñëw doo mën a kii da ngay ñëw di dooraat kon Sénégal nañ ubbi xel yi xale yi nañuy yow Sénégal fi mu nekk nii mu ngi dem à la dérive Sénégal musul xam rey doomu sénégalais musul mën a rey ganaar jamais de la vie saa yoo bëggee rey ganaar da ngay dem seeti Guinée yi wala nga seeti kee mu ñëw rendi la ganaar gi bu doonee jullit léegi nag dañuy tër nit di ko rendi teg paaka ci butam agressé boo xëy ñu agressé la di rey te rey yi du mujj fenn te lan la doomu jàmbur yi ñuy enlevé nii te kenn xamul fi ñu yóbbu xale yi pourquoi qu'est-ce qui se passe au Sénégal alors kon loolu war nañ ko jàmbar te loolu leader yi ñoo ko fi indi fii la ñu ñëw daa rey nit saam ko yóbbu ko kusum def ko juróom-ñaari saam mu war na ni kii sacrifice la ñu jël sëriñ bi jëndal ko biira wala ko mu def 1,50 ba tey xale bu jigéen boobu loolu la nii le parce que ay mbokkam amuñu doole ba pare nag bëgg a jël jëkkër bi ko yàlla suturaale ba affaire bi am fekk ko par faru biir Dakar sinon kon moom la ñuy jël yaf ci kaso bi prenez le cas de Cheikh Diop di dugg prison dugal sa ñaar loxo sa tànk mooy Assane Diouf fa laa doon dem développé ni loolu laa doon développé fa laa doon dem liggéeyam am jom dama ne Amérique gii préparé terrain ay hectares la fi am war a bay attention c'est-à-dire mbir boo koy lijjanti Ousmane da koy teg ci yoon man sama wax gaawul mais Assane Diouf am na aux États-Unis boo fi amee valeur u $200,000 100 millions de francs CFA dañu am droit jox la këyit kenn amatul droit pour refouler la. te muy dëgg. c'est-à-dire nit ñi li ñuy xeex dañ ci war a xeex ak xel Assane Diouf ay hectares yi suuf la am fii boo ko évaluer ça fait plus de $200,000 loolu may na Assane Diouf mu am green card am business Assane Diouf ëpp na $100,000 may na ko mu am business card am green card am donc loolu la nit ñi war a seet jël avocat yoo xamante ni nii ba léegi mën nañ ko fay gis ni tamit piège bi nga xamante ni nii moom la ambassadeur bi def fexe ba ñu delloo ko ñu xam ne c'est politique ñu jël archive yi yóbbu ko à qui de droit ñu mën a libérer Assane Diouf loolu mooy dëkk parce que dëkk bi fii dafa am lu fiy dox am na boo amee sa business mu ëpp $200,000 100 millions de francs CFA demal nga déclaré ko soo ko déclaré di fay sa taxe normalement tu as droit à des papiers loolu la nit ñi war a xam war ko ràññee war a xam kenn amatul droit génne la dëkk bi mais nag dafa am loo xamante ni nii nit ñi maanaam l'association des Sénégalais d'Amérique moo ci war a liggéey moo ci war a yeete moo war a yee Sénégalais moi je crois qu'il est temps à ce que ñu takku ngeen ànd ak mag ñi nga xam ne nii am na lu leen yàlla may jaxal ngeen ànd ak moom ñoom liggéey boole ngeen seen expérience ndax xale mooy avenir suba mais magit te wax dëgg yàlla bokkul ak yàlla dara waaye dafa yàgg ak moom kon ñàkkul loo xam ne xam na ko suñ borom su ngeen boolee force yooyu yëpp fu ngeen bëgg yegg di ngeen fa yegg mais moi je dis que le problème de Ousseynou Lo le problème d'Assane Diouf kii taal boppam Cheikh Diop ci buntu présidence de la République te mu wóor la ne dañ ko tooñ te nit ñaa ngi ne xiimaaral nit pati fa teral les Sénégalais war nañu jóg dama ne Sénégal révolution mënu fa ñàkk parce que Macky Sall du génne carte gi Aly Ngouille Ndiaye du ko génne jël nañu 54% teg ci table gi au soir des élections mu neex leen naxari leen Macky Sall dina communiquer c'est-à-dire Macky Sall ngeen doon may mu ngi demee élection bay joxe résultat yi nga xam ne nii moom la bëgg a joxe. non ñun am nañu information yooyu ñun ñu ngi comme ni ñu wax rek ñu ngi communiquer ak nit ñi ci Sénat bi. Sénat bi léegi corrompre na ko. corrompre na Sénat bi. corrompre na bépp branche gouvernement boo xam ne war naa doxal élection yi jaar yoon. Macky Sall corrompre na ñëpp. lii wax ji mooy soxna Xadi. ah comme niñ ko waxee woon xanaa léegi fi mu ne duñu dem ndax comme Fadel dem na xëy na loolu war na leer ci seen bopp yi ne dinañ ñëw wax ji kay mooy man ma continuer rek ñu waxtaan ak doomu sénégalais yi parce que dóor benn yoon mu metti mu yem fa moo gën ngay dóor téeméeri yoon di laam-laame du metti du fa yem donc man comme ni ma la mën a waxaatee rek mooy ñu ngi lay gërëm di la sant ci sa liggéey bu rafet bi ngay def
wax dëgg yàlla parce que comme li may wax man xam nga toujours li may wax la rek duma la ne jigéen bu man góor mais dama lay ne jigéen bu man fukki góor nga donc yàlla na la yàlla yàgg bàyyi suñu kanam yàlla continuer la may doole bi nga xam ne moom nga ñuy digal di ñu xeexal sa liggéey bu rafet bii rek comme our cards now at gmail.com we want our cards now at gmail.com our cards now at gmail.com boobu pour te dire bizarrement jot ñaa ci au moins benn trentaine d'email boo xam ne ay doomu aadama dañ may yónnee seen récépissé yoo xam ne jotuñu seen carte d'identité est-ce que mën ngaa imaginer lu mel noonu maa ngi jot email yi plus une trentaine laa la wax doomu aadama yi ñu ngi yónnee ay email di yónnee seen ay récépissé di yónnee ay email loolu tamit bu ma demee léegi ci consulat bi dinaa leen ko won jox leen ko parce que xam nga defe naa au moins consul en étant ami il sera assez intelligent ba xëy na pourtant dina xëy na moom dina def li ko war parce que fi mu toll nii soxna Xadi mbir yi doxul de mbir yi doxul le Sénégal na ba ma wax la parce que man neewoon naa leen biñ commencé ci rajo yi laa leen ni man ay affaire saaga gi xam nga man yooyu duma ko politique déedéet man fi ma jàngee politique moo tax première coordination laa jàngee politique parce que kii saaga amul argument nee naa leen rajo yi bari nañu ko États-Unis dëgg la yéen ne ngeen seen leader def na lii ñun nee nañu defuñu lii mais rajo yaa ngi fi mais yéen leader man ñeme naa affronter kenn ku ne xoolal li ko commencé ci consul général ba ci gën a ndaw ci parti bi nangu naa ñu boole maag moom plateau benn par benn mu décortiquer li président def. duñ ko def benn par benn li nga xam ne président def ko mais nanguwuñu débat bi. duñu nangu débat président bañe ak yeneen candidats yi noonu lañ ko bañe. duñu nangu débat. nekk ci réseaux sociaux yi di saaga ñun loolu ñu rugg maa daal li ma leen di poussé yéen mooy 1 million marche pour Sénégal ak ñeneen ñëpp nañ àndandoo doon benn di yëkkateendoo di tóorandoo li mu bëgg du jàll te ni nga ko waxee wóor na yàllaa ci noonu dama noonu lay amee du jàll na banqueriser Sénégal yëpp bu fekkente ni nii ñoom mën nañoo xeex ak 1 million de personnes qu'ils se préparent parce que nit ñi dinañ wàcc maa ngi lay bàyyi nga continuer sa émission merci Ousmane. voilà jërëjëf soxna Khady jërëjëf vraiment waxtaan wi am na solo te xam naa ne aussi gars yaa ngi koy rafetlu tey moom vraiment dama bëggoon dédicacer journée bi Ousseynou rek moo tax du ma dugg sax ci yeneen débat yu bari tey xam naa dañuy joxante rek rendez-vous incha allah vendredi bu ci yàlla defee jàmm donc mes gars merci ñu ngi leen di gërëm di leen sant yéen ñëpp ci seen liggéey bu rafet ak seen participation special mention suñu frère Mame Thierno Rouge gars yi ñu ngi leen di gis ñoom Eizi Aïda Dada ñu ngi leen di gis de yéen ñëpp vraiment gis nañu liggéey bu rafet bi ngeen di def ñoom Tafa Sarr donc vraiment ñu ngi rafetlu liggéey bi ñu ngi leen di ne rek vraiment yàlla baax na soxna Khady vraiment ñu ngi lay gërëm ci sa liggéey bu rafet ñu ngi lay remercier bu baax a baax yàlla na la yàlla fay jërëjëf merci waaw gars yi kooku moo doon soxna Khady Gueye elle fait partir de l'FRDS mooy kii front bi ñu taxawal fii front pour la restauration de la démocratie au Sénégal North America donc FRDS vraiment soxna Khady Gueye ñi tax mu taxawut ci la bokk te ñi tax muy continuer ba léegi ci la bokk donc maa ngi leen di gërëm di leen sant yéen ñëpp rek on se donne rendez-vous vendredi incha allah comme niñ koy defee toujours aussi nee nañu Ousmane Sonko aussi mi ngi ñëw samedi bi gars yi invité nañ leen yéen ñëpp vraiment pour ñu ñëw ñu débattre ñu am yu am solo yoo xam ne dinañ ko waxtaan ak moom ñu laaj ko vraiment yii di xew ci réew mi parce que ñun tamit comme niñ koy waxee ci diaspora bi la ñu bokk te ñoom ñooy wut réew mi donc vraiment bu ñu ñëwee rek ñu waxtaan ceeg ñoom ñu wax ñu vraiment lan la ñu war a mën a defal Sénégal loo xam ne ba jafe-jafe yii ñu nekk dootuñ ci diggaat merci encore en bon entendeur salut jërëjëf